asalaamaaleykum ñu ngi leen di dellu ziar mbokk yi di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp dikkaat ci ak yéen seen émission daan coronavirus ak docteur Aloyse Waly Diouf docteur maa ngi lay nuyu bu baax. Faye El Hadj Assane maa ngi nuyu mbokk auditeur u RFM. jërëjëf di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laay bokkal souvent ci sa émission bi. di leen félicité ci liggéey bi ñu def. boobaak léegi ñu ngi yanoondoo mbër mi mais dafa mel ni mu ngi dëgërlu jàpp leen wala bu weesoo ministère bi gouvernement bi mboolem kilifa yi si xeex bi gisul ne war nañoo wut ay clé yeneen yu gën a baral mbir mi. waaw xam nga clé yi ñuy yi gouvernement wala li ñu war a tëral ci wàllum doxalin déjà commencé nañ ko doxal ci wàllum stratégie ñun suñu niveau mooy gën a yaatal ni ñuy defee test yi gën a def recherche active u cas yi ba pare ci wàllum communication aussi gën a dugalante askan wi pour que ñi nga xam ne ñooy leader communautaire leader d'opinion yi ñoom tamit ñu mën a dugal seen loxo ci xeex bi ba pare au niveau de la communauté aussi nit ñi mën a réagir waaye liñ ci seetlu mooy donte yu ci bari ci wàllum mesure collective jël nañ ko nit ñaa ngi koy adopté am na aussi beneen France boo xam ne ci askan wi ba léegi des nañ ñu def xeex bi seen xeex parce que da ngay romb nit ñi parfois ci yenn bërëb yi duñu éviter rassemblement yi duñu sol masque mais je crois que loolu aussi il faut que ñu gën ci liggéey. pour que mu nekk benn xeex. bi may posé question bi li ma gënoon xalaat mooy wàllu ciblage c'est-à-dire comme léegi demee na ni ñu xool gox par gox ak méngale bañ a am ci wàllu paj mi waaye ku ci ne ak la mu laaj daar ñu def ko parce que sinon loo xam ne dafay wàlle dafay mujj daal di def maillage fépp est-ce que mëneesul. waaw c'est que El Hadj côté boobu aussi. il faut que ñuy jël ci li nga xam ne dañ koy échanger le plus souvent. xam nga ñun si li ñuy def ñun dañu nekk position boo xam ne niveau central. oui ñun stratégie yi nga xam ne day am ci gox-goxaan yi ñun duñ ko élaborer. ok xam nga yàgg naa la wax ne. comité régionaux gestion épidémie ñoom ñooy élaborer seen stratégie rawati nañ nag bi ñu nekkee ci période de transmission communautaire. ñun li ñuy def rek mooy dooleel leen te loolu je crois que stratégie bi am par exemple au niveau de Tambacounda ute nag stratégie bi ñu développé Louga ute nag stratégie bi ñu développé au niveau de Dakar donc dëkk bu nekk région bu nekk sa comité régional de gestion des épidémies am na stratégie boo xam ne mu ngi koy développé bu adapté ak situation épidémiologique mais aussi adapté ak réalité socio-économique yi am foofu. ok fu ñu toll ci protection kaaraange personnel médical yi ci au-delà de Dakar yeneen gox yi ci réew mi yëpp. waaw je crois que premier li ma mën a wax mooy matériel bi nga xam ne réceptionné woon nañ ko déjà convoyé nañ ko au niveau des régions médicales léegi li ci des mooy aussi. xool ak ñi nga xam ne mooy suñu médecin chef de région yi nan lañ koy tasee ci biir district sanitaire yi parce que quantité boobu ñu estimé nañ ne war nañu mën a tenir au moins pour lu tolloog un mois jëm kaw parce que li ñu yóbbu ci région médicale yi ak stock bi nga xam ne mu ngi en réserve ak li nga xam ne moom lañ jox centre des opérations d'urgence sanitaire pour bërëb yi nga xam ne fa la ñuy fajee maladie je crois que loolu mën nañu jox une certaine sécurité li ci des nag mooy il faut que ñi nga xam ne ñoo jiite région médicale jiite médecin chef de district yi di ak directeur d'hôpital yi ñuy jege seen personnel pour waxtaan ak ñoom pour xool yeneen jàmbat yi nga xam ne léeg-léeg dafay génn te ñoom balaa ñu koo yëg rek fekk nit ñi teg ko foo xam ne day mel ni mayuñ leen woon nopp parce que jamono ju toll nii aussi dafa baax ngay jege sa personnel di jege ñi nga xam ne ñoom ngay liggéeyal pour mën a waxtaan ak ñoom pour mën a leen dooleel mais aussi pour mën leen déglu ci seen i jàmbat loolu kay comme yéen a leen tabb fa ñu ne ministre bi
na ko topp rek xool di évaluer ku ne ci ñoom ku deful. non li ma la wax ni mooy deful la war nga jëlee ko fa teg keneen. li ma la wax ni mooy li nga xam ne tegtal yooyu lañ leen jox. tegtal yooyu lañ leen jox mais nit ki nag boo ko joxee tegtal. li ci topp mooy nga xool nan la koy doxalee. donc loolu yëpp dina ay voilà ay xayma la. yeneen xeeti jàngoro yi am na ñu ne c'est dommage mais corona moom daanaka dafa bari bayre ba jël lépp am ñu ragal dem sax hôpital faf ñi amee ay pathologie yeneen dañ naan ma demee ñu wàll ma ko fa xalaat jib ci ma ne su la taxawal ay poste avancé wala je ne sais pas moi même hôpital mobile sinon ñeneen ñi wu lii rombe aussi dina gën a compliqué. waaw déjà loolu damay wax pour leeral du hôpitaux yëpp du centre de santé yëpp ñooy hospitalisé ay malades du coronavirus loolu il faut que askan wi xam ko. xëy na war nañu gën a communiquer ci loolu ñun. reconnaître naa ko pour permettre nit ñi xam ne. par exemple boo jëlee lu mel ni hôpital Fann donte ci biir hôpital bi am na malade du coronavirus mais malade yooyu nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé bokkul ak fi nga xam ne yeneen service yi fa la nekk. te dañ ko bañ ba fi nga xam ne fa la malade coronavirus yi nekk dañ fa teg ay te maa ngi leen di remercier ay forces de défense et de sécurité pour bañ nit ñi di fa jaabante donc du structures de santé yëpp ñoo am ay malade boo demee Philippe Maguilène Senghor ba ca Yoff kooku du hospitalisé ay malade du coronavirus donc askan wi nañu xam ne coronavirus dafa am mais yeneen feebar yi aussi dafa am ñun ni ñuy fexee ba yeneen feebar yi mun doon maladie chronique yi mu doon maladie yoo xam ne da ngay jékki-jékki am par exemple malade nopp yooyu yëpp ñi koy traité ñu ngi liggéey ba léegi ñu ngi xëy di dem di liggéey te fa ñuy liggéeyee ute nag fa ñuy traité maladie te corona gi yàqul dara ci seen ab liggéey amul lu mu ci non li ñu constaté te loolu ñu ngi ciy liggéey parce que xam nga xeex bi aussi ci wàllum communication il faut nga ci boole ñi nga xam ne ñooy socio-anthropologue yi li ñu constaté mooy que fréquentation bi amoon amatul ci hôpitaux yi wàññeeku fréquentation bi amoon centre de santé amatu fa te da nga gis centre de santé boo xam ne du sax hospitalisé malade mais nit ñi ragal nañ fa dem donc loolu gëstu boobu biñ ko defee dafa laaj ñu développer beneen communication te ci loolu defe naa jox nañu ay instruction waa service national éducation pour la santé pour que ñu développer beneen communication parce que système bi warul nekk otage wu corona dëgg la maintenant ñu ñëw ci 13e décès bi naam yéenekaay yëpp xëy nañ ci wax donc xam nañ ni ñu ngi ci foofee nepp tolluwaay 13e décès ak 900 et quelques yu ne ci wàllum paj mi mbir mi moom ba tey jii wàññikoogul de courbe bi. waaw courbe bi wàññeekoogul boo xoolee sax ci wàllum décès yi ñu may jaale ñi nga xam ne seeni mbokk ñàkk nañ ci seen bakkan décès yi dafay gën a yokku parce que diggante lundi mardi ak mardi ak démb ci guddi def naa bu ma juumul war nañ am ñeent wala ñetti décès ci ñetti fan yooyu li ci am mooy courbe bi dafay continuer di yéeg parce que wax nañu ne dañ nekk ci phase ascendante nag buñ ci nekkee banque loxo taxul courbe bi wàcc il faut que ñu am ay stratégie d'abord pour gën a dépister ñi nga xam ne ñoo nekkal ci kër yi bañ a génn nekkoon ay cas contact ñu isolé leen mais dépister ñi nga xam ne ñooy parce que transmission communautaire aussi dafa laaj toujours ñuy yokk éventail personnes yi ñuy dépister loolu moo waral boo xoolee boobu ba léegi ay 800 tests ay 1000 tests la ñuy def mais boo xoolee ñi ciy positif toujours du weesu 10%. Donc ça veut dire que loolu mesure la boo xam ne dinañu permettre à la fois ñu agir très tôt ci ñi nga xam ne ñoo yore doomu jàngoro bi pour que ñu bañ a wàll ñeneen mais ci wàllum paj mi aussi dina am ay résultats yu muy am parce que prise en charge bi day précoce donc loolu mooy ay mesures yu ñu jël yeneen mesures yi mooy
mesures yi nga xam ne mooy mesure collective yi. port de masque. mooy aussi vraiment gën a dëgëral li nga xam ne mooy interdiction circuler de région en région. oui oui. loolu askan wi nag. ci phase bi ñu nekk nii ñoo mën a dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex bi pour que ñu dem vers la stabilisation. service ORL yi am na ku ma wax c'est à vérifier bien évidemment bu dee c'est le cas lan ngeen ci taxawee yéen kilifay Kër Docteur service ORL yi mu dem ñu ne corona bi mu amee léegi foo ca dem ñu ne liggéeyuñu est-ce que c'est le cas. amaguñu information boobu. mais xëy na dama lay remercier ci information boobu bu ñu raccroché ñu vérifier mais li ñu am ñun comme information. mooy que yeneen structures yi. ñu ngi fonctionner. c'est-à-dire que ñun dañu jox instruction l'ensemble des responsables de structures de santé directeurs médecins chefs. pour que service bi am coronavirus bañ ko impacter. donc toutes les offres de soins. ñu mën a nekk des offres fonctionnelles. léegi nag li nga wax nii dinañ ko vérifier parce que loolu aussi bokk na ci li nga xam ne. moo ñu fi tax a toog. il faut pas que ñuy wax leen yi après derrière ñu sentir ne. dëgg la mise en œuvre bi des na donc vraiment loolu dinañ ko vérifier auprès de nos responsables. naka la wér-gu-yaramu ñi nu entré demee cas grave yi ñu doon dégg ak ñeneen ñi bien évidemment ak kii rythme de guérison bi est-ce que paj mi ba tey professeur Seydi ak équipe am ñu ngi am les mêmes résultats. waaw loolu dama ci tontu parce que cas grave yi c'est vrai que seen rémission maanaam seen évolution pour ñu wër moo gën a metti mais ñuy ñaan yàlla mu fëgg seen bopp pour ñoom ñëpp ñu gën mais boo xoolee ci beneen fànn bi am na loo xam ne gis nañ ko mooy que fan yi taux de guérison yi dafa yokku ci ñetti fan yi donc pratiquement dañuy dem 40 guéris 43 guéris 56 guéris muy ay taux yoo xam ne ay taux yu baax la te loolu dañ ci war a féliciter ñi nga xam ne ñu ngi ci prise en charge bi comme ni nga ko toujours ak même remède bi waaw toujours ak même remède parce que remède bi une fois que ñu élaborer ko ak ñoom équipe maladie infectieuse bu ñoom professeur Seydi dañuy partager protocole de traitement. ok donc site boo mënti dem muy Touba muy Sédhiou. ñoom sur la base protocole boobu la ñuy souvent utiliser pour traiter différence bi fan lay nekk. mooy temps bi nga xam ne entre présence su virus bi ci yaram bi ak bi ñu ciy commencer traitement. voilà donc plus muy gën a précoce plus muy gën a gaaw rek. plus muy gën malade bi di gën a gaaw ak yomb a faj. bu Madagascar gi maa ngi koy laajte rek souvent ndax dañuy bañ mu ñëw ngeen naan ko ci suuf yéen nag garab gi fu ngeen toll ci butéel yi. dinaa ko laaj professeur Daouda Ndiaye ci kanam moom it ndax ñu ngi woon ci lijjanti protocole bi est-ce que jot ngeen ci seen ab liggéey ñoom. est-ce que tontu ngeen ci ñoom daanaka ñoom professeur Daouda Ndiaye maa ngi koy saluer au passage. di ko nuyu. ak ñi nga xam ne ñoo war a liggéey ci ñoo war a gëstu ci loolu maa ngi leen di nuyu ci turu ministre de la santé. ministre de la santé dafa wax xam nga dañoo am lu ñuy wax direction de la pharmacie et du médicament. kooku mooy jël lépp luy dugg ci garab Sénégal moom mooy joxe autorisation de mise sur le marché donc mooy permettre. garab boobu ñu mën ko utiliser Sénégal. ñooñu kooku démb waxtaan nañu ci wàllum essai clinique yi mu jot ay instructions yoo xam ministre de la santé moo ko jox. te defe naa tey rek ñoom. dinañ tàmbali seen liggéey ci parce que échantillons yi war nañ leen ko jox. pour que ñoom tamit ñu mën a tàmbali ci seen liggéey. teg ko ci yoon mais aussi teg ko ci contexte bi nga xam ne mooy contexte épidémie Covid pour que ñu gën a baral seen liggéey mais toujours mu nekk ci yoon bi nga xam ne. mooy yoon bu baax. yéen li jaar seeni loxo dal na seen xel garab gi yéen da ngeen koo dagg na la wala dañuy xaar ba ci kanam. waaw xam nga El Hadj dëkk bi man dama bokk ci ñi nga xam ne dañ gëm ne yàlla dafa am lu mu la pàcc bu mu la sedd. man pàcc bi ma sedd mooy xëy na liggéey ci administration jàppale ministre de la santé ak ci wàllum organisation loolu ngay wax ni. am na
kuréel yoo xam ne ñoom lañ ko sédd. ok xëy na ñoom buñ ci joxee seen xam-xam nag ñun dinañu mën a xool nan la ñuy fexee ba askan wi yëpp mën si jot. d'accord xëy na nag yow li ngay tudd garab bi moom comme dafa bari. damay bañ commande bi demee boor rek. dinaa wax rek ñu dencal la ci. jërëjëf docteur. jërëjëf El Hadj. docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu ministre de la santé ñu koy gërëm di leen jox rendez-vous 10h incha allah ak ministère bi Hadj Mamadou Mohamed Ndiaye du ñàkk xëy na ak Adja Awa Mbaye bu ministère bi defee le point ñu ñëw ak seen jàngat ñoom it Adja Awa mi jiite desk santé ak environnement bu RFM professeur Daouda Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar El Hadj Assane di nuyu sa mbokk auditeurs yëpp. di nuyu docteur Aloyse buy pare léegi nii. très bien commande bi askan wi dañoo may yónni rek mais du pour man damay bañ kilifa yi naan ko waaw ñu jël jox président jox ministre bi après professeur yi séddoo toog naan ñu baax na waaye indi leen ñu guux waay waa Madagascar ngay wér kay wala léegi. waaw non El Hadj Assane xam nga lan la ñuy sant yàlla. man pour dire vrai ak suñu ñaataangoo ñu ci liggéey mën naa ne ay ñi ko bokk di liggéey yëpp. ñi ci gën a tuuti ñaar fukki at ngi ni ñuy def essai clinique. mais baral biñ ci gis nii. ok musuñu ko gis. très bien il faut le dire pour dire que rek. démb li ma jot ci communication parce que tey dafay comme ni ko docteur Aliou waxee. finalement même ñun chercheurs yi. c'est vrai qu'on nous met la pression mais c'est important c'est bien. parce que loolu c'est important mooy parce que loo xam ne la c'est important ñu préciser ko et c'est important également pour ce ci li mu demee nii. vraiment di féliciter le ministre de la santé. parce que gis nañ ne def na ci mi ngi ciy def ak équipe am. vraiment démb toute la journée ñu ngi liggéey ak ñoom ci protocole bi ñu ko soumettre. parce que ça a été mais c'est normal parce que quand le président de la République ordonne quelque chose. il faut que mu dem loolu tax ma ne la lii. li ci am ñu ngi koy sant yàlla déjà. mais li ci am aussi ak docteur Aliou wax na ko parce que ku nekk am nga li nga moom. ak li nga xam donc njiitu réew mi moom dafa bëgg rapidement ñu lijjanti ko par rapport à réew mi. ministre de la santé exécuté. ak cabinet yëpp. mais ñun suñu rôle mooy am recul. mais Louga aussi c'est-à-dire Louga mooy. gisal toujours bénéfice suñu askan wi. sur le plan scientifique. ak sur le plan clinique. donc effectivement garab gi démb li mu ko waxee démb direction de du médicament et de la pharmacie waxtaan nañ ci bu guddi. amuñu heure bu ñu dul toog ci waxtaan en ci commission bi donc garab gi ñëw na tey jii nii su ma paree émission war naa jokkoo ak ñoom ñu jox ma ci information. parce que li ñuy njëkk a def mooy d'abord saytu garab gi ba pare. loolu mooy duñ ñëwee ñu ne ala seen garab gaa ngi di naan ko. wala ci fekkente ne am na ku mu am déedéet. est-ce que protocole li mu waroon suivre yëpp def na ko est-ce que garab gi. buñ ko tegee du amal benn problème ci doomu aadama bi. lépp lu ñu ci laaj danañ ko def. sur le plan scientifique et sur le plan mais ci base yu leer. am na solo bu ko jógee également en même temps. ñu ngi liggéey ci protocole bi nan lañ koy joxe doomu aadama yi sur le terrain. ok ak ñun ñoo ko mën a def. en plus de ça également ñu xam ne également dafa am ñaari produits yu nga xam ne ay produits sénégalais lañu. yu ñu ci boole. yoo xam ne aussi pour une fois loolu muy am. te donc comme du lu musa am en général lu ñu egg ba foofu. donc am na loo xam ne toujours avec du recul sur le plan scientifique encore une fois. dañ ko ciy gëstu mais nañu xam ne ñu ngi accélérer vitesse boo xam ne. je vous assure que mosuñu fa egg te. daanaka xam naa man de si je lis bien entre les lignes mooy ci jëfandikoo ko lañ jëm de xam naa ni da ngeen di. waaw non bal ba tàkk na. waaw voilà parce que ñun avis sur le plan scientifique. pratiquement nous notre feu est vert. donc ñoom waa Madagascar li ñu proposé c'est du sérieux. waaw non c'est du loon du parce que ñun tout dépend de la composition bi ñu am. maintenant sur le principe gis li en tout cas base bi fondamentale c'est du sérieux. maintenant il faut que bu ñu ñëwee ñun. xam nga nit a ko defaat te homologué wuñ ko dañuy xool maintenant le produit est-ce que li ñu bind méngoo na ak li ci nekk. loolu aussi il faut ñu xamee ko noonu loolay indi retard bi mun na am retard. il faut ñu saytu lu ne détail par détail composition bi stabilité bi est-ce que amul ay produits ci bokk yu ci war loon bokk. est-ce que amul luñ ci boole et cetera tout ça dañ koy xool. mais j'imagine que ñoom jox nañ leen information yi mu àndal yëpp wala. mais bien sûr. non mais du voilà du rek pour produit masque respiratoire bépp essai clinique boo koy def. buñ la même bu doon compagnie agréée la médicament homologué buñ la joxee garab gi ak kayit gi. bala nga jox nit ñi da ngay saytu ndax liñ la jox ci kayit googu. dëgg la méngoo na moo am li nekk ci biir. dëgg la dëgg la mais loolu dina gaaw incha allah. parce que je sais que comme autorité moo ko proposé. li ñu doon di retard ñun ci ñu en réalité mooy ñu yéex ci affaire protocole bi waxtaan beeg génn fi et cetera. et également sur le plan budgétaire. très bien loolu gëw mu ñu ne mais on va vers ça.
très bien beneen laaj bi professeur mooy garab gi ndax dafay faj wala day kar jàngoro préventif la. waaw ñaar yëpp lañ ci bëgg a boole. mooy faj bi ak préventif mooy koo xam ne am exposé wu nga. ba mu leer ñi nga ne ko li ñuy bëgg ñooñu ñu boole leen c'est-à-dire que mooy dañu bëgg aar ak kar maintenant gis nañu effectivement bi nga gis nit ñi di daw di wuti loolu. parce que li ñu ci bañ ñun mooy y a un problème de dosage ak loo xam ne ñoom mën nañu ko bañ a comprendre y compris même suñu plante naturelle yi. parfois fi ñu koy bayee suuf dina am lu fa nekk loo nga xam ne day ànd ak garab yi màgg ci. te yooyu ay ce qu'on appelle les métaux lourds. mën na indi lu yàqu du doy waar ci yaram bi. ñun loolu lañ leen di xool ba mu leer na leen sur le plan chimique. sur le plan toxicologique ak pharmacologique lépp jaar na yoon. pour que doomu aadama boo ko jëlee mu aar la. mais également du indil benn loraange. macha allah loolu moom vraiment am na lu ñu ci war a ba ak yéen nag c'est scientifique. waaw nit ñi lu nu bëgg nañu may tuuti rek. oui bien sûr. ñu ngi ci nañu may tuuti rek am na solo ndax saafara moom bu naree jur jàngoro ba ko sax a gën. vous avez bien fait de prendre toutes ces précautions. maintenant manees na aussi natt gaawaayu paj mi bu boobaa bu dee dañ koy jëfandikoo ndax mooy gën a gaaw a faj chloroquine bi wala c'est le contraire parce que aussi il faut s'assurer que moo tànne chloroquine bi. bon en science. da nga am hypothèse mais doo jiitu résultat yi. parce que li ci am solo mooy médicament la boo xam ne comme ni ñu ko waxee yàgg nañ ko utiliser ci ay parasites. ci plasmodium yàgg nañ ko utiliser ci ay bilharzies ñu naan ñi nga xam ne dañuy tuur deret suñu itam tuur ndox. yenn dëkk yi. ak ci ay virus. donc les études bi ñuy wone mooy yaakaar bu am na ci am na ci lu leer. maintenant li ñu naan am na loo xam ne doo ko jënd en tout cas gisaguñ ko ba ngay jënd mais am nañ ci yaakaar. yàlla bu yaakaar test daal. ok am nañ ci yaakaar bu wóor sur le plan scientifique parce que am na loo nga xam ne. scientifique yi wax nañ ko ñi ko liggéey yàgg liggéey wax nañ ko. ñun ñi en tout cas liñ ci gis ci wàllu parasite. li mu doole bi mu am kenn amu ko ci wàllu plasmodium kenn am benn garab amu ko. loolu ak ci yenn virus également doole bi mu ci am donc. xeetam daal moom. dooleem mu ëpp doole yu bari. mais encore une fois. lii Covid bi la dañuy xool ba xam mais am nañ ci yaakaar bu am solo. dëgg la on a compris précautions yi ngay jël yëpp professeur. léegi bu ñu ne woon allez joxe top départ bi dinañ ci am ci wàllu garab yi butéel yi lu bari naam ensuite accessibilité dina yomb ci askan wi. waaw je pense que comme li la ma wax rek autorité moo ko proposé. loolu ñun amuñu ci xel ñaar. je pense que entre les États entre les chefs d'État entre les ministres de la santé ñoom loolu mën nañ ko def. ba nga xam ne loolu. buñ ko parce que première phase test lay doon. bu ñu demee ba am les premiers résultats defe naa ne loolu bu boobaa ñun yow bala nga ko wax sax ñoom ñoo la koy indi rapidement. te bu les plantes naturelles également. très bien on va essayer de faire autant loo xam ne vraiment. problème comme fii la nekk. loolu moom du pose problème. très bien ñu féliciter xëy na ñi nangu woon bokk ci test yi naam pour faju la waaye pour jàppale Sénégal ndax bu garab gi doxee fi baax ñooñee ñu jar a kañ lañu. waaw bu baax a baax. moo tax lépp li ci nga xam ne ko laale. bu jar a kañ lañu parce que am na ñoo xam ne du ma la nëbb. am na ñu ma bind man rapidement dama man bëgg naa nekk volontaire bu produit bi ñëwee. fi ñu ko njëkkee defee muy mën a gas même fii da ngay xam ne am na ñoo xam ne ñoo koy nangoo. ñoom lañ koy investir les personnes tierces la ñoo xam ne contrôle yeeg ak ñeneen ñi. donc ñooñu déjà ñi ko war a defi. dañ leen ci sant te également dañ may permettre ñëpp ñu bokk ci comité bi. coordination bi ma sant Alaaji Assane. dëgg la parce que ñu ci bari ñenn ñi man jàngal nañ ma. suñu jëlee ñu ci ñaar fukki ak juróomi jàngal nañ ma. bu ñu demee ba tey ñu nangu ma ne ñu ne ma coordonné la. loolu dama leen war a sant. gërëm leen ci parce que samay maître lañu. lépp ñoom la. donc également am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi may au téléphone. ci suuf ñu nga xam ne ay kilifa lañu yàgg nañ ci liggéey. bokkuñ comité bi di ma ci xalaatal na ma doxeel fii doxeel nii doxeel nii. parce que on veut que ça soit inclusif. képp ku ci am xalaat parce que étape par étape la. ci cette section dinañ la ci woo ne la lii donc ba tey bi ma wax ak yow buntu bi dañ koy liggéey ba nga xam ne ku ci am xalaat tey bu leer. très bien nga ñëw ñu wax ñu liggéey ci. en tout cas yàlla bu cat jiitu mbir yi waaye on est fier de vous muy yow di toute l'équipe ak scientifique Sénégal yëpp parce que lii moom macha allah wane na ni daal ni ma koy waxee rek il faut que ñu communiquer ñu xam gars yi tamit ne
li ko olof waxee fu ñuy màttee nga si ñu xam ne am ngay bëñ. jërëjëf Alassane mais kenn du yow kenn du yéen presse bi. merci professeur jërëjëf en tout cas on est là pour vous. jërëjëf professeur Daouda Ndiaye ñu koy gërëm bu baax di ko sant ak mbooloom suñu docteurs yeeg scientifique Sénégal yëpp ni ñu koy waxee ci liggéey bu am solo boobu ànd ak responsabilité ak expertise yu wér di ñaan yàlla nag mu sotti yaakaar bañ a tas bu ko defee garab gi ndax gis naa ni mooy gën a accessible bu ko defee koom geeg lépp dekkiwaat ci réew mi stress beeg nit ñi xaw a daal di amaat ak cawarte ndax daanaka jàngoro ji moom freiné na lépp buñ sañ ta wax rey na lépp mais yàlla moom dara tawu ko ñu jeexalee pàcc bu mujj gi allo docteur ak allo docteur professeur Makhtar Camara Aliou mu ngi ci ligne bi ñu enchaîné professeur maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax El Hadj. jërëjëf di la ziar ni ñu ko waxee garab gi yaakaar am na ci bu ñu dégloo procédure yëpp wala processus su ko liggéey bi boobaak léegi. waaw yaakaar moom vraiment am na ci moom vraiment ñu ngi ñaan yàlla rek te yaakaar boobu te gëstu ñu gën a def. wanewaat ko mu firndeel ko daal. amiin amiin. mais nañ ci demee ndànk daal. il faut ñu def ndànk dañuy dal ndànk daal. ndànk dëgg la. parce que mbirum garab. du lu ñuy parax paraxee. oui. du mbirum benn fan du mbirum ñaari fan du mbirum ay semaine. xam nga loolu da quoi yow dafa mel nag yow xaw yaakaar day jot ci garab gi. déedéet professeur. non xam nga dañu bëgg a boole ñaar dama bëgg naam parce que mbedd mi xam nga nit ñi ñun ay scientifique suñu bëgg-bëgg la ñu xam moo sa njaboote yam sa doom de li mu bëgg la xam yaay xam yow li koy gaañ nga moytul ko. tout à fait bu ko defee moo tax mu indi nag yéen borom xam-xam yi nag ngeen wax ak askan wi yàkkamtee naan ci garab yooyee. non bu ko defee ñu trouver le juste milieu rek. nañu ànd daal comme pour le moment daal vraiment chloroquine mu ngi dox azithromycine mu ngi dox. vraiment am nañ suñu jàpp déjà. ah très bien. nañu jàpp si loolu ba am leer lu gën a lu wóor. lu gën mu ngoog. wala lu ko méngool aussi ñu mën ko utiliser. mais pas ñu koy përëx-përëxee recherche du ñuy përëx-përëxee. oui oui. parce que recherche mbirum luy dugg si yaramu nit dafa war a nekk lu wóor. mais bu nekkee nii am nañ si njort bu rafet daal. waaw am nañ njort bu rafet ne war na mën a faj. waaye bu dee faj daal il faut sauter. am nañ préjugé favorable vraiment si qualité scientifique wu. di si liggéey d' abord di si liggéey yàgg si liggéey. vraiment seen aspect seen caractère éthique. ak seen xam-xam am nañ si njot daal. mais terewul il faut que ñu gëstu nit ki doo wóor aussi te doo gëstu lu mu la jox aussi. bien sûr dëgg la ñoom ci la ñu nekk nii. naa dégg président France ba woon Jacques Chirac di wax quand la prudence est partout le courage n'est nulle part. parfois aussi waa il faut sauter ah. ñi révolutionner monde bi yëpp changé ko nag du ñoo xam ne dañoo yem ca. la ñu xam rek il faut parfois bi des étapes xam nga recherche même sans mu tëddee. bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër de léeg-léeg il faut que am ñu am courage. mais affaire yi xam nga état bi tëb nañu. parce que déjà comité d'éthique bi gaaw na ko accepté. ok. benn fan wala ñaari fan. ngay xool. donc loolu étape bu am solo la. dëgg la. waaw jërëjëf. loolu xool yeneen projet de recherche yi mën na jël ay semaine wala ay weer pour ñu valider ko. donc vraiment loolu dañ koy saluer bu baax quoi. dëgg la jërëjëf ñu xool téléphone bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Assane ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar Boubacar. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax. ñu ngi sant yàlla bu wér. di la xamal ko ne askanu Sénégal bi yëpp ngi lay sant. jërëjëf. non Alaaji Assane ñi nga xamante ne mooy professeur yi nga xamante ne ñoom. chaque suba ba affaire bi commencé ba léegi askan bi dañuy déglu rajo bi. te yow mu nga xamante ne tey jii yaa nekk si biir askan bi nekk doomu Sénégal tamit seetlu la ñu événement bu am Sénégal bu mu si mënta doon di nga jël benn temps d'antenne fekk kooku ñu nga xamante ne dina leer ci boppu askan bi lii communication bu am solo la. jërëjëf. il faut que ma wax ko parce que tamit askan bi dañuy jàpp que ñun ñuy woote rajo ñun am nañu communication ak yéen pour mun a leer la yéen affaire kon jërëjëf Boubacar. tey jii si biir kees tamit tey jii liggéey bu rafet ñoo ngi ko fiy def muy ñu nga xamante ne ñoo koy waa kër docteur muy police yi muy askan bi tey jii lépp lu nga xamante ñoo ngi koy xeex si feebar bi ñoo ngi koy xeex kon yàlla defar lépp jàppale askan bi yëpp ñuy docteur Ndiaye si kees waa lii rek mooy liggéey bi jërëjëf Boubacar ñu ziar waa Thiès yëpp tàmbali ko quartier jàmm gën gi ma dëkk nag Cheikh Anta moom Cheikh ñu bàyyi noonu ñu koy ziar bu baax 88 628 14 14 allo docteur ak RFM Aliou asalaamualeykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw suñu maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. waa di rafetlu émission bi. jërëjëf waay di nuyu professeur aussi di rafetlu taxawaayam. jërëjëf. waaw dama doon laajte rek benn question wala ñaar. di laaj professeur pourcentage ñu nécessité
traitement ñaata la Sénégal. pourcentage décès yi bëriwul mooy ko laaj pourcentage yi ñu nécessité traitement ñaata la Sénégal. pourcentage yu lan dégg baal ma sëñ bi. laaj bu njëkk bi nga ne pourcentage yu lan nga bëgg a xam. malade nécessité traitement yi nga xamante ne dañ leen di jël faj leen. faj leen waaw ñi nga xamante ne waaw ñi nga xamante ne dañ leen jël kenn du leen faj du am traitement du am daal. ok. waaw loolu lay laaj beneen question mooy dafa am benn remède bu ma dégg. waaw mooy remède sévère. mooy. remède sévère mooy États-Unis dafa nañ koy traité. waaw est-ce que Sénégal ñu ngi koy utiliser wala ñu ngi ciy gëstu. d'accord ñaari question ndax Sénégal ngi ci gëstu très bien professeur. waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax si question yi mu posé. bu njëkk bi nag du ma si mën a sori parce que man bokk ma si ñi. waaw vraiment ñiy faj. waaw prise en charge thérapeutique. mais du patient yëpp dañuy traité. traitement bi c'est en fonction de l'apparition de kii maanaam mandarga yi feebar. traitement symptomatique bi du ñëpp aussi nañu ñëw rek dàmbale ñu deg leen ci chloroquine. waaw. dëgg la ça dépend ci sensibilité nit yi. oui oui. ak ñenn ñi am xam ne vraiment amay prédisposition développé yenn feebar yi moo tax ñu leen di gaaw a teg ci chloroquine. ñenn ñi nag waxambaane yi xam ne vraiment te am nañ doole ñu xam ne sax amuñ benn signe clinique wala ñu amay signe clinique ndaw ndaw yooyu dañ leen di faj rek en fonction ci yeneen garab yi en fonction ci signe clinique yi génn. donc loolu moom mun ma si antu loolu ñoom professeur sori waaw dëgg la ñi yor traitement maladie. waaw jël traitement garab gi fi États-Unis expérimenté nag ndax Sénégal a ngi ciy gëstu mu ne. waaw remdesivir mooy benn molécule antivirale la. bu ñu defaroon pour xeex Ebola. virus Ebola. bon bañ ko utiliser ba léegi pour Ebola nag benn utilisation pour benn feebaru virus. mais booy xool ci mois de février déjà waa Chine ñoom ñoo si jëkk liggéey waa Chine biñ ci liggéey ak chloroquine ñoom ñaar dañuy boole chloroquine remdesivir ak yeneen molécule ñu koy tuddee ñu ngi tuddee principe bi repositioning en anglais. mooy repositionnement molécule yàgg utilisé ñu jël si yu bëri di ko testé xool ndax dina efficace si kii bi si sa coronavirus bi. ba ñu testé molécule yu bëri daal dañuy gis ne chloroquine bi ak remdesivir bi daal am nañ solo bu baax ñooñu daal ñoom lañu daan ñëwoon si molécule yu bëri ñu doon testé. mais ñooñu ñoo amoon jeexital bu baax si virus bi. remdesivir nag ab molécule boo xam ni parce que boo jëlee gène virus boo jëlee ADN n'importe quel ADN sax ADN ñu jàng biologie moléculaire wala ñu jàng mbirum médecine xaw nañ am dara. dafa am ay nucléotides am na ñeenti nucléotides mooy adénine cytosine cytosine guanine thymine. remdesivir nag moom dafa nuroo dañ ko defar mu nuroo adénine. yooyu nag dañuy bokk ci chaîne génome nit yi wala génome rabu àll yi wala demee noonu daal. ñu daa foon yi donc dañ ko jël nag su ko nit ki jëlee dafay daal di entrer en compétition day xeexax bu baax bi nekk ci virus bi mooy adénine bi nekk ci virus bi ci jënam moom lay xeexal moom lay compétir daal maanaam dafay agir comme antagoniste. compétition par antagonisme donc bu incorporé ci jënam bi daf koy bloqué jënum virus dootu mën a di allongé wu. maanaam di répliqué wu daal. c'est bloqué moom loolu lay agiré. loolu nag gis nañ ni garab yi agiré noonu si mbirum biologie garab yi efficace nañu. parce que booy xool virus moom du jur. virus pour mu yokk ak population am day jël génome am mooy ADN wala ARN am di ko multiplier. ko multiplier par des bases aussi yooyu pour tabax mbubb bi di koy protéger mooy matrice bi capside bi aussi ñu tabax aussi enveloppe yi yeneen enzyme ñuy soxla. donc loolu su ko bloqué rek mooy virus yi dootu mën a dem day dee. du mën a yàq dara ci yaram bi. waaw dootu mën a wéy. très bien virus dootu fa lay taxaw su la yem dee. ok donc loolu moo tax vrai États-Unis ñoom gis nañ ne vraiment testé nañ ko. chinois yi gisoon nañ chinois yi def nañ ko mu efficace mais ñoom mooy li may wax rek il faut aussi ñoom ñu testé ko seen population bi ñu ko testé seen population yi gis na ni vraiment mu ngi marché bu baax war di utiliser Sénégal nag. aw ma si benn firnde. oui mosuma dégg fenn fuñ ne ñu ngi ciy gëstu waaw bi ñuy gëstu nag di bu Madagascar bi am na ku ma laaj ndax ñun Sénégal bu ñu ko xoolee ba noppi ba gis ne wér na baax na mënees na cee yokk leneen ñun mën nañ cee yokk leneen pour mu gën a efficace. mais loolu yëpp ay gëstu la. oui mais loolu ce sera dans un deuxième temps. ok fu mu nekk li gën a jàpp kay mooy xool ndax du lore. am na njëriñ aussi. ok bu ci mënee après yokk yeneen. oui tant mieux. waaw loolu yëpp day jël temps bi yombul de.
dëgg la dëgg la 88 628 14 14 asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah Laaj Assane. waaw. Medoune l'homme de Thiadiaye. bisimilah l'homme de Thiadiaye. ñii ziar naka yi tey. sant yàlla bu wér. waaw dafa am lu ma xaw a rëcc ci tuuti ak docteur Daouda Ndiaye ma doon laaj est-ce que introduire leen ko daf ma xawoon rëcc léegi mooy CVO bi mooy Covid 19 organique bi jógee Madagascar. Est-ce que ñoom ma laaj ko professeur Camara est-ce que ñoom bu ñu demee ba gis ne résultat yi baax na ci malade yi positif na maanaam pour nit ñi di ko naan. ñoom dañuy continuer di indi garab bi Madagascar wala dañuy jël garab gi nekk Sénégal commencé def ñoom seen i produits. ok waaw seen i commencé def seen i produits yi daal. te bañati jëli garab gi fële extérieur. ok jërëjëf waaw loolu daal moo nekkoon sama question tey. jërëjëf professeur garab gi su baaxoon ndax mën nañ ci am capacité di ko produire fii. bu baax mais garab gi mu ngi fi déjà Sénégal. garab gi meññeent bi yàgg nañ fi bay. yaakaar naa ni def ngeen ay reportage ak docteur Mamadou Diallo. oui. ak ay ñu mun doon encadré depuis 2007. donc yàgg liggéey ci garab gi vraiment mu ngi fi. ok Sénégal. très bien. mais comme li ñu war a njëkk cabar mooy bouteille bi waa Madagascar indi bouteille sirop xam nga sirop la wala décoction la xam nga lan la. donc daal loolu la ñu war a gëstu d'abord lan moo nekk ci biir. voilà composante yi yan principe actif yan pepp ñoo nekk ci biir. yooyu dañu war a xool d'abord. dëgg la nga xoolee aussi xool ndax lan mooy seen toxicité. ban njeexital la ñu am nan nañuy agir pour xeex virus. très bien loolu moom xam nga. loolu suñu amee loolu. mën nañ ko copier. oui. ñoom suñu ko mayee mën nañ ko def. dëgg yàlla. ok am na ci yoo xam ni moom. xam nga ñun ñoo bëgg a xam rek mais kër docteur mu ngi mel ni nga ne journaliste information bi da nga ko vérifier laata nga koy wax. ku ne xam nga ni kër docteur noonu lay demee quand même ñoom danañ fexe xam lan mooy composante yeeg lu ne lumu laa dañ koy jox seeni malade ñoom. 88 628 14 14 asalaamaaleykum. allo. waaw sëñ bi. El Hadj Assane maa ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay. di nuyu docteur Camara Moussa Sy maire Parcelles Assainies. monsieur le maire ñu ngi lay ziar bu baax. di profité sa antenne bi. xam naa taux d'audience bi waa Parcelles yu bëri dañ koy déglu. jërëjëf. semaine passée jaar naa fi. man nag damay dund feebar bi en tant que maire di président comité de veille et d'alerte depuis le 3 mars. 2020 bi nga xam ne feebar bi dugg na fii ci Parcelles. ñu amoon 2 cas. oui semaine passée jaar naa fi wax la ko. mais diggante 12 avril ak léegi. oui. am nañ 73 cas. est-ce que. ci benn semaine. am nañu 53 cas. positif. bari na. zone district nord bi ma nekk. ci démb laa la wax la réunion gëj a mujjee am. ak médecin chef Grand Yoff SAMU Parcelles Patte d'Oie Cambérène. ñun ñooy 3e district su ma jumul 4e bon Dakar Sud moo jiitu ci cas yi. bu ñu génnee Touba bi jëloon 2e ñu teg ci Dakar Ouest. après Dakar Centre ñëw na. ñun ñoo nekkoon 3e léegi ñooy 4e mais sur 114 cas yi am si district nord 70% yi mi ngi Parcelles. donc mooy profité ci antenne bi pour wax waa Parcelles Assainies. ñu toog benn place. oui y a de quoi di. wax nañu. benn quartier lañu amoon mois d'avril mois de mars ñu géré ko ba le 13 avril ñaari cas yooyu ñu amoon wër nañu seen famille contaminé wuñu leen. mais xoolal li ma lay jox rek. ci benn semaine. ñetti famille am nañ fi ay cas 53 cas yooyu si ñetti famille la. benn famille bi 21 cas la am. beneen ñeneen ñaari famille ku nekk am 17. donc. na nit ñi toog. te cas communautaire yëpp gis nañ ni. ay nit ñu jógee dem ci yeneen gox yu bokkul ak Parcelles. ñibbi si ak seen sëxët ak seen feebar. ñii dem fanaani benn gox tey fanaanaat beneen gox suba fanaanaat feneen li may wax ni. lu ma def du docteur moo ma ko wax man maa woo ñooñu maladie am na ñoo xam hôpital sax damay jokkoo ak ñoom. di toppatoo seen famille di wax ak ñoom. ñoo ma ne fii laa demoon fii laa fanaan fii laa demoon fii laa fanaan. kii nga woo seen waa kër ne ko fan lay liggéey ñun la biir sàngam lay liggéey ci marché. moo tax mesure yi préfet Dakar jël si marché yi dama koy rafetlu bokkoon naa ci concertation yi di ñaan commerçant yi ñu bu ñu yàlla dimbalee fii ak ñetti ay bés mbir mi wàcc ñu delluwaat ci lu nekkoon mais na ñun ñi toog parce que mbir mi masque baax na raxasu baax na mais bu ñu nanguwul toog
dinañu for feebar bi di ko indi suñu biir gox yi di ko indi ci biir marché yi di ko yóbbu ci biir kër yi le mot d'ordre principal mooy nit ñi toog beneen bi nga may moo si rapidement pour wax région médicale pour wax région médicale comme que docteur Aliou déglu naa ko mu ne région médicale def na jot na matériel bi nañu fexe médecin yi jot matériel bi ñun ñu ngi waxtaan rek médecin mais matériel bi na gaaw a ñëw parce que loolu dañ ko soxla dëgg la mais daal mot d'ordre bi mooy na ñun ñu toog gàttal tànk rek dinañ defaat beneen plan d'action demaat si nit ñi jëlaat rajo yi jëlaat voiture sonorisée yi jëlaat ustaas yi sportif yi ñu waraat wax nit ñi nañ toog problème bi toog la de du leneen dëgg la problème du leneen toog la mais jërëjëf merci monsieur le maire vraiment ci taxawaay gi am na solo démb rek ñu ngi koy waxtaane ak Aloyse léegi moom terrain bi la yëpp yi moom dootul ci bureau yi wax ak nit ñi moom ñu bañ a tàyyi nag parce que ak kilifa du tàyyi waaw doo tàyyi de chaque jour rek nga xëy yor sa bâton de pèlerin di wax rek en tout cas vraiment ñu ngi rafetlu vraiment taxawaay moom taxawaay di ko masawu coono aussi waaw di ko masawu coono bu baax a baax parcelle quand même vraiment ñaan yàlla askan bi am àndox dégg quoi oui àndox dégg ak jëfe ñun suñu spécificité Afrique professeur nag macha allah mooy njaboot yi aussi xam nga waaw mooy loolu rek mooy loolu rawatina Sénégal nag am na bu ma dégg ci bëgguma sax lim bërëb ba di stigmatiser mais ñu ne 50 personnes ci benn famille 50 personnes aussi xam nga nag dafay compliqué fait 21 cas dans une même famille ça yéeme na moo tax il faut ñu gën a góorgóorlu du yomb Aliou Ba ñu xool téléphone bi asalaamaaleykum mu mel ni kooku rocceeku na ñu taaxirlu 88 628 14 14 allo allo allo. allo. waaw soxna si. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. maam Faty Mbacké. bisimilah Mbacké Ball. yaa ngi si jàmm Assane. ñu ngi sant nuyu sa docteur. jërëjëf. y a un décalage da nga taal rajo wala. déedéet ma ne maa ngi nuyu sa docteur di la sant di la gërëm. jërëjëf. di la ñaanal yàlla. amiin ñu bokk. si sa taxawaayu Sénégal. amiin Mbacké Ball. Assane Sénégal kontaan na si yow. alhamdulilah. bu ñu amoon fukk yu mel ni yow. jërëjëf. billaahi barke sama maam Sénégal kenn waxatu ko. jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla yéen ñëpp ci barke weeru koor gi. sa taxawaayu Sénégal rafet na. ak say médecin depuis feebar bi dugg Sénégal ba tey gis nañ sa taxawaay. kontaan nañ torop ci yow. yal na la suñu borom di teg loxo. teg loxo ci Sénégal. teg loxo ci ñëpp. may yokk ñaaxaat nañ gën a toog comme léegi maire bi génn li mu wax. di yokk ñaaxaat nañ gën a toog. dëgg la xaat Assane fii ma dëkk nii. xale yu góor yi petit camp rek lañ doon def. ma jël samay matuwaay nag. fekk leen fa ñuy petit camp gaare naa fa sama oto. changé wuñu ñu changé position. ma dem fekk leen fi ñu toog. ma génn sama kol dindi ko sama bopp samp samay tànk suuf ne ngir yàlla toog leen. xool leen Ablaye Diouf Sarr. ku mu nekk sa waajur war nga koo yërëm. waxuma la ak président de la république yow da ngay xool sa doom rek bu feebaree doo nelaw guddi ba bët set. liñ ñuy waxal pour ñun la. ngir yàlla toog leen. ngir yàlla toog leen. xoolal lii ni mu mel dëkk bi dara doxul. te nañu xaaraat ci kanam tuuti nag lan la ñuy dundaat. day gën a metti. tey gën a métti Assane. tey jii man yàlla suturaal na ma lu ma jëndee kilo ceeb est-ce que keneen yàlla suturaal na ko loolu. nañu ko amul. est-ce que yàlla suturaal na ko loolu. nañu toog. ay waay ngir yàlla nañu toog. jërëjëf. man 10 heures bu jotee damay mel ni jigéen buy matu. may xalaat lu nekk. xaaj Assane xaaral ma gàttal. jërëjëf Mbacké kontaan nañ trop si yow yàlla fay la yiw yàlla fay la jërëjëf Mbacké Ball jërëjëf. di am yaakaar rek mu tàbbi ci nopp yu dégg. ndax li ñu koy waxee daal xam naa ni moom wax dëgg yàlla naam xëy na bët du gis la koy fàttali waaye nag war nañ xam ni lépp ngir suñu njariñ rek la dèjà demaguñu fenn dëkk bi métti na métti goo xam ni. professeur ah. vraiment ñu ngi rafetlu vraiment taxawaay. bilaay léeg-léeg nga jot ci téléphone. rafetlu vraiment taxawaay jigéen ñi vraiment. dëgg la. ñu koy newoon naan nañ jox jigéen ñi combat bi moom ci gox yi communautaire gi moom bàjjenu gox yee ko yor ak waaw. jërëjëf Aliou Ba ñu xoolaat téléphone bi asalaamaaleykum. sëñ bi yaa ngi ci direct de déet wàcc ko Aliou voilà kooku teewlu amul foofu balaa mu wax yónnee ma 2 kilos ceeb professeur ñu ngi wax ouverture des classes am nañu ne xale yi xam naa il faut mu am yenn conditions yi de pour ñu mën a xalaat naan dañuy ubbi école. bëggoon naa si bamtu sax. mooy vraiment daal dama bëggoon daal autorité académique. ñu profité vraiment situation pour jéem a décontaminer école yi te keneen commencé guñ ko. ok décontaminer école yi bu baax a baax
gën a ñaax aussi jàngalekat yi surveillant école yi. gën leen former tàggat ci nañ def ba fagaru. gisoon naa ne am na yenn école yoo xam ne amoon na ay flyers wala ay affiche pour vraiment wax xale yi nan lañu war doxee ak ñu jàngale aussi ñu war doxee mais dañ gën a ñaax daal vraiment. te aussi bu ñu la mënee yombalal aussi mbirum masque yi. oui ci école yi. parce que au moins école yi amay masque bu xale bi ñëwee masque am tant mieux bu ñëwul aussi ñu solo ko masque. daal su ma nekk daal dina dëgg la laaj na encadrement bi wér. laaj encadrement bu baax a baax a baax. vraiment. parce que xale yi xamuñu de ñoom il faut ñu def récréation il faut ñu waa tëbaka dal foo. pourtant xale yi. am na yenn docteurs yi nekk maladie infectieuse ku mel ni docteur Viviane. maladie infectieuse ñoom dañu wër ci école yi. man sama doom vraiment man il est bien éduqué du mën wax jàngal si mbirum coronavirus moom école na ko jàngee parce que. médecins yi dañu wër ci école yi. di tàggat xale yi. ok nan la ñuy def ba moytu foofu coronavirus. waaw am na solo. très bien sa xale mooy day jàpp sax ne ma docteur Viviane ngi nii. donc am na daal yu bëri gars yi bu ñu def déjà ci école yi. c'est important. ñu ko mënee gëstu gën a yokk aussi ñu def ko. oui oui. ñu xool dernier auditeur bi xëy na Aliou. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah sëñ bi. waaw ñu ngi siyaar bu baax a baax. jërëjëf. waaw di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax. dama bëggoon laaj docteur bi rek. li ma koy laaj nag dama xamul moom ba xam moom ci commission boobu la bokk wala commission bi nga xam ne ñoo yore wàllu saytu bi ci wàllu feebar bi. di ci wax. li nga xam ne moom la gouvernement bi war a appliquer. ci benn point rek mooy ñi nga xam dañu décédé ci diaspora bi. Covid-19 bi ñu ni mënatuñ ñëw Sénégal. décision boobu nag laa ko bëggoon laaj ba xam ñoom docteur yi ñoo ko jël wala état bi rek moo ko jël. ok ak it loolu maanaam lan moo ko waral. dañ dem ba gis mu indi coow. ba am wàllu coow nag yooyu. dama jàpp ni jamono bii ñu toll nii du jamono coow du jamono yenn wax yi. bu fekkente ni maanaam yenn décision yi buñ ko jëlee dina indi coow est-ce que duñ ñu woon dimbali ngir. ñu mën a porter xeex bi ñun ñëpp ndax fi ne xeex bi bañ a sooxe mooy. njariñal ñëpp mais bu décision ñëwee am ñu mer rek te diaspora buñ meree seen njaboot mer ñeneen mer xeex bi mën naa sooxe ñu doon ñaan est-ce que ñoom ñi nga xam ne ñoo yor commission boobu noonu ñoom docteurs yi ak techniciens yi yenn décision yi est-ce que duñ ci doon jar même bu ko yoon waxee est-ce que duñ ci doon jar ñu xalaat ci ngir lu bañ a sooxeel xeex bi dëgg la ndax wax dëgg yàlla bu fekkente ni maanaam ñoom docteurs yi Sénégal dañoo wax lii ay yeneen docteurs yoo xam ñi ngi ci yeneen dëkk yi ñii di ay doomu sénégalais ñii di doomu dëkk ba ak ñi nga xam ne ñu toppatoo wàllu koor yooyu wax ni lii mën na nekk ñoom ñu wax contraire bi loolu bu naree indi coow est-ce que ngir ñu bañ a tardé ngir ñu bañ a perte liñ bataille bi ñu nekkoon. est-ce que du doon jar ñu. jërëjëf ñu kii ci. jërëjëf léegi nag mu leeral ma ñoom docteur yi ba xam. loolu ñu décision boobu gouvernement bi jël ñoom ñoo ko jël. wala leer na ñu ngi jég ñu ngi lay gërëm sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax di jégalu waaw xam nga waxtu bi moom dafa xaw compliqué dafay xat lool gars yi dañ may génne professeur am na solo laaj bi de ndax moom yow bokkoo sax ci commission boobu naam. mais est-ce que am na ci slide scientifique est-ce que fi ñu ko wéer ci wàllu waaw tout à fait mooy xool président balaa muy jël yenn dëkk wala yenn ministre daañu jël ñu laaj xalaatu scientifique yi. c'est vrai que problème bu sensible la bu tis la déjà ñàkk ni dafa métti. dëgg la boo ñàkkee jege ñaare après dootu mën gis bi. doo mën jot si moom. pour gunge ko. loolu dafa xaw a doy waar. dëgg la métti na. donc li ko waral rek mooy nit ku bu faatoo si coronavirus. dafa lu mën a gaaw wàlle. xëy na loolu lañ ci ragal. pour bañ muy yokk aussi beneen problème xëy na ñun amuñu kattan matuwaay yi doy pour mën a vraiment ñàkk loolu yëpp. pour mu bañ a bu ñëwee aussi mu bañ a indi wàllaange bu xaw a dee waar. xëy na bitim réew ñoom loolu mën nañu ko gérer parce que am nañu ay matuwaay yu doy. mais vraiment xëy na daal ma yaakaar ne loolu la. xëy na am na benn risque bu même bu dee risque bu ndaw sax. xëy na peut-être autorité bëgguñu jël risque boobu pour gën a yokk problème daal problème propagation virus daal ci dëkk bi.
Maintenant il faut travailler ci wutam solution yi comme c'est une demande qui est là parce que nag boo jiitee ay nit yaay sa njaboot lañu léegi da ngay réfléchir gëstu bu munta ne nag munta ne mais il faut réfléchir ci lan mooy pexe yi ko mën a def. dafa laaj aussi accompagnement psychologique sensibilisation. oui. waaw vraiment dafa laaj. expliqué nit ci bu baax. comprendre leen vraiment ànd ak ñoom seen naqar bi. gunge leen oui. gunge leen vraiment c'est important. vraiment li mën a nekk ak lu mu nekk. jox leen ay firnde yu leer quoi. waaw mais loolu la ko bu ñu leen dalaloon xam nga Sénégal dañoo gaaw ci opposition équipe nangam à gauche équipe bële à droite ñuy sànnante xeer mais bu ñu doon jikkoo di daje. kilifa yi gën a ubbeeku seen bureau yi mu spontané mais réeróo yi day wàññeeku. dina wàññeeku bu baax waaw. oui. je pense que des fois mesure baa ñu koy jël wala ñu ko jël brusquement comme ça. il faut laaj préparation. préparer askan bi nan la ñuy mën a accueillir mesure boobu. dëgg la xam ne du doon lu diis ci ñoom. donc waaye boo ñëwee rek bërëb rek mais di dox si amati. su fekkee ni ci ñoom kenn tàggatu ñu seen xel si nan lañu mën a accueillir nan lañu mën a jotee décision boobu. day xaw a day jur coow dëgg la. waaw day jur coow waaw. jërëjëfati professeur Camara. ñu ngi lay ñaanal kenn lu jàmm. merci El Hadj merci professeur Matar Camara ñu koy gërëm saa su ne mook professeur Daouda Ndiaye ak docteur Aloyse Waly Diouf vraiment di leen sant bu baax di leen bàyyi ak sunu borom daal ndax liggéey boo gis rek ak jaamu yàlla la mais vraiment kër docteur ñoom ñu ngi ciy jaamu yàlla bu wér. li des rek mooy ñu accompagner leen jàppale leen ba yëf yi du diis seen kaw waaw bu fekkee ni daal ñun ñëpp yéeganoon dañ ci oto bi pneu yi moom dafay daal di peer du dem kon nanu daal di muñ ca nangu ñeent ba ñett yéeg ñi des xaar ba beneen loolu daal mooy ak càkkanal sunu kàttan ci wàllu kër docteur demeewu ni du ñun rek sous région bi boo duggoon ci wet gii rek tudduma kenn nga xam ndeke ñun sax tane na lëf boo demee ba Europe it mu gën faa jéggati dayo ci wàllu am du tolluwunu foofu nan ko ni xamee bët du yan waaye xam na li mën a tegu ci bopp jërë ngeen jëf mbokk yi Aliou Ba maa ngi lay gërëm di gërëm xaaj Ndiogu Diène ak Alimou Ba ci wàllu réalisation bi di leen ñaan